ma am lu ma ci wax tuuti ci wolof li waral daje bi tey lu am solo la ndax dafay wone ne démocratie Sénégal démocratie bu mët la ndax démocratie balaa muy mët gouvernement mën a ñëw taxaw ci kanamu député yi war a tontu ci kaw politique bi nga xam ne bii moom lañ ko dénk te mu koy doxal waaye tey daje bi itam li ko indi jëmul ci boobu politique li ko indi mooy tuumaal premier ministre ci loo xam ne du dëgg ndax kenn oowu ñun di ñu laaj ndax li ngeen defal askanu Sénégal doy na ndax njëriñ am na waaye dinaa ci dellu si bu ci kanamee waaye xam ngeen ne ñu ngi leen di ci kaw ay enquêtes yoo xam ne dañu door di leen laaj alal bi nga xam ne ñu ngi ci seen loxo ñu moom ko ba seeni mbokk yu jege moom ko fan lañ ko jëlee mais loolu yomb na ku ñëw ak alelam ne ko foo ko jëlee tontu ko nii laa ko jëlee sama salaire la ak bor bu ma leb waaye foo ko jëlee rek nga mer foo ko jëlee nga ne non du man rek seet leen kii bokkuma ca moo gën du man rek loolu la ñu bëgg a dégg du man rek bi nag yóbbu leen ci feneen ne leen xaaral ñu taqal Abdoul Mbaye mu bokk ca kon ma war a jëkkee nag ci wane ne kenn mënu ma taqal ci lii ñuy wax muy xaalis bu jógee ci Hissène Habré ndax dañu ne te moom la ñu jëkkee ci li ñu bind ñu rapport boo xam ne 36 experts yu jógee am na sax yu ca jógee États-Unis Amérique ñëw nañu nee nañu xaalis ba feni kese kooku du man maa ko wax dañu ne rapport boobu président directeur général Attijari Wafa Bank moo ko commandé Attijari Wafa Bank président directeur général am ci bii Jeune Afrique xaw ma dañ ko tey xaw ma xoolal li nekk ci première page ci bii Jeune Afrique page 78 nee na c'est complètement faux kon rapport bi amul motion de censure taxawul ci dara ndax loo tabax ci xam ne du fondation ci mab rek la jëm waaye dina am loo xam ne dinaa ko ci tontu ndax xam nga ku ñu tuumaal dañuy jaxase rek jëf lu rek ne bon dina am lu ca des mu am nag loo xam ne dama ko bëgg a leeral Hissène Habré bi muy ñëw Sénégal dafa jóg ne dafa bëgg ubbi compte ci banque bi nga xam ne maa ko doon ilif waaye bi ñuy laata ubbi compte am ci yoon sax directeur général banque yoonam ak kuy ubbi compte ak ku dul ubbi compte ndax bés bu nekk tal la ne leen ay guichetier yéen ñëpp dem ngeen ci banque ubbi fa compte da ngay ñëw waxtaan ak commercial mu yóbbu la ca keese nga teg fa sa xaalis waaye ndegem xamoon naa ne ancien chef d'état moo ñëw mu am loo xam ne dama ci jaar soog a joxe ndigal wax keese bi compte bi mun nañ ko ubbi dama ci waxtaan ak autorité sénégalaise yi ba pare wëccante xalaat ak ki nga xam ne kii moo nekkoon Tchad yore banque bu mel nii bi ma yoroon fii bi ñu ko yégee ne ma problème amu ca ci laa soog a wax ne compte bi mun nañ ko ubbi waaye nag mu am loo xam ne dama ko war a leeral mu leer ñépp Hissène Habré ubbi na compte duggal na xaalisam ci biir compte ba gisuma xaalis bi laaluma xaalis bi duggaluma ci dara sama poos loolu day leer
ñu ne waaw xëy na sax sàccul xaalis bi waaye dafa ko blanchir dafa def blanchiment waaye blanchiment dafay fekk ngay def looy tere ba pare di ko làq man làquma dara dama koy yëgal ñi doon doxal réew mi te président waxuma ko ministre Moussa Touré moo ko wax mu ne ma yëgoon nañ ko moom waxtaan ceeg moom amul lu ma fa làq du tey du ëllëg maa joxe ndigal ñu ubbil Hissène Habré compte ci banque bi ma doon ilif mu jël xaalisam def ko ci comptam ñu naan transfert 16 milliards bi kenn xamul lu ñuy wax sax transfert musut am loolu tam ci fen yi la bokk ñu yokk ci boo bindee lu dul dëgg waaw d'accord bind na daal loo xam ne du dëgg ñu ne itam dafa def faux loolu tam ma war ci joxe tuuti leeral dama mës a ilif banque boo xam ne dafa tuddoon BST premier ministre yéen itam dama mës a saaga yi moom dama ma ne waaw ma ne déglu leen premier ministre dama ma ne maa ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi bu ñu wax ju ñaaw nañu bàyyi bu ñu wax ju ñaaw dama mës déglu leen kilifa gi ba mu pare bu kenn saagaati bu kenn wax lu ñaaw maa ngi leen koy ñaan waaw bu leen daggati premier ministre ku nekk na sàmm kàddu maa ngi leen koy ñaan toog nañu ba ne ñu ngi may jéem a tàqal ci affaire u faux loolu tam soxla leeral tuuti am na banque boo xam ne mësoon naa ko ilif ñu tuddee ko banque sénégalo-tunisienne BST ñu am fa benn client ñuy doxal ak moom di ko leb muy fay bés ñëw mënatul fay mu daal di dikk ak avocat baa ngi fii toog xam naa looloo tax sax loolu moo war a indi loolu ci biir motion de censure mu ñëw toog ne ma ñun kat xam nañ ne lii amel nañ la ko waaye dañu lii la ñu bëgg nga nangul ñu ko ma ne leen xayrun li ñu jàppoon ne dañ ko war a def defuñu ko te ñëpp xam nañ ne banque xaalis bi muy lebal du xaalisu jàmbur la banque centrale bi superviser banque yi moom dafa am yoon boo xam ne da nga ci war a jaar boo toogee 6 mois juróom benn weer compte amul mouvement da nga koy daal di yóbbu yoon ñu daal di def loola kii leboon tayle woon këram perte kër ya waxu ci dara mu jëm tribunal doo man xam nga ku tayle sa kër moom buñ ko jëlee tribunal la koy mën a jël doo ñëw foqat yo ñu toog ba ci yàgg mu ne moom ak avocat ñu jóg ne ñun sax dañu juum ndax dara ameluñu la ko naka loolu mu ne waaw ndax am na loo xam ne waroon na dugg suñu compte te duggaloo ko ci mu ne ne waaw loolu faux la da nga def faux ñu dem yoon loolu moo indi faux bi kat dem yoon ba jeexal jaar ba jadd cour de cassation ne banque bi deful dara directeur général am deful dara ñu duggalaat ñu ngi ci yoon waaye li yoon taxawagul li yoon jot a taxawal ba tey jii ba may wax nii c'est en faveur de la banque et de son ancien directeur général waaye loolu boo bindee motion de censure doo cof rek lu mel noonu jàll boo jubee kay da ngay wax dëgg bi nga xam yow te def ko ci loolu laa gis ci motion de censure bii nga xam ne moom ngeen nar a voté tey xaalisu Habré ak affaire de faux ci ñaar yooyu wax naa leen ci li ma ci xam ak li ci sama xalaat waaye bu ñu jógee ba ne dañu bëgg a daaneel gouvernement Macky Sall
ci kaw motion de censure leneen a tax dafa am loo xam ne bugguñu gis gouvernement bu ko def bugguñu gis gouvernement boo xam ne ñu ngi jiital soxla askan wi loolu moo leen métti waaw ah